asalaamaaleykum mbokk xalima asalaamaaleykum mbokki diaspora mbokki Sénégal fu waay nekk ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm fii ci xalima.com te maa mbégte ak bànne di fi dalalaat monsieur le ministre Oumar Youm nekkatul koo xamante ni gan la ci kër gi dalalu nañ ko fi dalalaat ko fi actualité na moo ko waral muy 3 ans yi nga xamante ni tey jii Macky Sall def na ko ci bopp réew mi muy 25 mars 2012 ba 25 mars 2015 kooku la ñuy dalal nag mooy porte-parole gouvernement bi nekk ministre de la gouvernance locale du développement et de l'aménagement du territoire kooku nag bu ñu ko amee tey dinañ ñëw ak moom ñëpp xam nañ actualité lan la wàllum justice 3 ans yi nga xamante ne tey Macky Sall yor na ko bopp réew mi justice bi naka lañ ban bilan la ñu si war a mën a tiiral bu ñu jógee ci loolu tam dina ñëw ci wàllum koom économique ak ñi bëri ñu ngi naan PSE tamit dinañ si ñëw monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm fii ci xalima.com. maa ngi lay fay Seydina di la nuyu di am mbégte di ñëwaat fii ci yow di bokk ak yow jotaay bi di ci profité di nuyu sénégalais yépp ñi nekk biir Sénégal ak ñi nekk bitim réew waa diaspora bi ñu ngi leen di nuyu. jërëjëf ñu ngi lay fay tey dañuy ñëw directement wax naa ko léegi tey luy ay di jàmbat mooy justice ñi ngi naan créé ci la bokk Karim Wade lii dal ko tey gouvernement bi tey ban jàng la ñu mën a indi tey si 3 ans yi nga xamante ne tey justice mi ngi koy dox parce que ñu bëri ñu ngi naan justice bi une justice à 2 vitesses ba tey mooy wéy di am. waaw d'abord dañu war a sant yàlla xam nga anniversaire boo ko waxee dañ ci war a sant yàlla bu baax yàlla mi nga xam ne moo ñu may baaxee ñu am alternance en 2012 yor réew mi aussi ci jàmm ba léegi jusqu'en 2015 fekke te ànd ak wér donc loolu mu ñu may ñu ngi ko ci sant bu baax di ci gërëm aussi sénégalais yi nga xam ne bi ñuy voté 65% sénégalais yi dañu defoon confiance président Macky Sall yaakaar naa aussi tey bu ñuy def bilan bi confiance boobu mën nañ jàpp ne confiance dafay renforcer wu bilan bi comme ni nga wax ci justice bi wax dëgg yàlla li ñu ci def bari na parce que dafa am gouvernance judiciaire bu bees bu Sénégal indi gouvernance judiciaire boobu li ko tax a jóg mooy d'abord lutte contre l'impunité maanaam kumba am ndey ak kumba amul ndey dañ ko war a jële ci li nga xam ne moom mooy doxalinu justice justice nag sama benn xarit daf ma ne amul doom amul dara bu ñu ko doon doomale sax dañ naan égalité mooy doomam yemale ñëpp ku fay dem sa juddu duñ ko xool sa alal duñ ko xool sa situation sa statut duñu ko xool li ñuy xool mooy li la fi indi ak li nga séq ak droit ak yoon jàpp naa ne tey justice boobu ak gouvernance judiciaire bu bees bi nga xam ne dañuy renforcer indépendance su magistrat xam nga en 2001 gisoon nga président bu bind lettre conseil constitutionnel di ko ŋàññ ci ni mu yoree ak décision bu mu rendre loolu defe naa fi la amoon 2003 2004 gis nga président bu dugg ci fonctionnement justice bi di tëjlu di tijjeeku di tuumaal di setal avant même décision ñu koy rendre loolu xam nga gis nga ko fi gis nga aussi ne wax dëgg yàlla 2004 2005 2006 2007 nag gis nga ne wax dëgg yàlla tey bi ñu yoree président Macky Sall dafa ñëw ne d'abord damay renforcer indépendance su magistrat yi mais ensuite damay rapprocher la justice des justiciables gis nga effort yi ñu ci def yëpp pour construire des maisons de justice désengorger les tribunaux au profit des maisons de justice surtout pour les petits conflits nga xam ne tey ci sa Dakar lu mat 5 à 6 maisons de justice ci Sénégal ñu ngi koy commencer tabax sans compter yeneen projet maison de justice yi gis nga aussi ni ñuy defee tribunaux yi bu bees nga xam ne léegi dañu changé waat yëf yi tuddee tribunaux de grande instance ak tribunaux d'instance yooyu yëpp nga xam ne tribunal bu mel ni bu Mbour wala bu Mbacké tey dañuy ñëw am taxawaayu tribunal régional parce que dañu bëgg justice bi gën a jege citoyens yi gis nga ne aussi ci gouvernance judiciaire boobu ba léegi wax dëgg yàlla ñu ngi xeex suñu kéem kattan pour lenteur judiciaire yi daan am nga xam na ngay am dossier mu traîner fa lu yàgg yàgg gis nga ne ñu ngi xeex pour wàññi ko parce que loolu moo justifier en partie rang wu doing business bi Sénégal am loolu daf ci bokk gis nañ ne aussi wax dëgg yàlla tey ku jaaxle ñu tooñ la mën nga dem ci yoon am fa ndam te du jar ministre di intervenir wala président di intervenir wala borom ndombal tànk di intervenir donc jàpp naa ne loolu lépp ay amélioration la immixtion bi daan am ci justice bi amatul indépendance bi ñu ngi koy gën a renforcer te it wax dëgg yàlla magistrat wu Sénégal yi tamit gàcce ngalaama parce que booy xool tey wax naa ko nee naa leen li ñu am nañ ko naw parce que dañu am justice boo xam ne boo génnee ci sous-région bi di nga xam ne wax dëgg lu bari war nañ ko nawee sunu magistrat yi
parce que am na ci ay tribunaux yoo xam ne ci biir région bi du ma tudd nag dëkk. balaa ñuy àtte ministre bi dina lire li ñuy war a àtte ba pare ñu soog ko génne lire ko. loolu amul Sénégal. man de mosuma ko gis te quand même nag damay wax fii. def naa waaye am na ay dossiers yoo xamante ni il faut président dëgg tànk pour mu bañ a pour ñu. non bàyyi loolu dañ koy gisee noonu mais loolu amul. xam nga loolu dama lay expliquer. xam nga justice. ministère de la justice ak parquet. ngi ñuy wax procureur nga xam ne moom mooy avocat wu société bi. dafa am nu ñu leen tëralee te loolu li ñu leen tëralee comme mu ngi ci kër yi yow du sa doom lu mu def rek nga dóor ko wala nga xas ko wala nga sanctionné ko. justice tamit noonu lay fonctionner dafa am opportunité de poursuite am na yoo xam ne boo ko defee mën nga ci bañ a àgg donc loolu moo tax justice aussi principe de poursuite bi parmi les grands principes yi wane ne da nga war a topp bu nit defee dara dafa am beneen principe bu ñu tuddee principe d'opportunité de poursuite maanaam yow di nga xool léeg-léeg kii li mu def est-ce que jar nañu topp ko wala jarul ñu topp ko boo ko toppee lan la ñuy indil ci ay rëq-rëq ak ay gaañu-gaañu wala ay tardement que boo ko toppul donc loolu ngay toog nga xool ku nga xayma loolu nag du fépp la de manière générale d'ailleurs du ku def jëyee rek dañ lay topp ñett am na ñu ñuy topp am na ñoo xam ne duñu leen topp am na ñoo xam ne am na yeneen façon ak yeneen anam yu ñu leen di toppee mais bul xool de manière générale ñun li ñu gëm mooy ku def jëya te loolu dafa nekk ci yoonu yokkute nekk ci li nga xam ne moom la ñu mujjee tëgg muy plan Sénégal émergent ñu ne ñun li ñu bëgg mooy justice bu équitable mooy aussi lutter contre l'impunité te ba léegi wax dëgg képp koo xam ne nii topp nañ la ñu gis ne topp yu am fondement la yóbbu nañ la ci yoon àtte. da nga wax lu am solo li nga wax yëpp sur les papiers c'est vraiment dafa nice quoi lu ñu wax mais tey bu ñuy xool les faits tey bu ñuy xool monsieur le ministre bu ñuy xool tey justice sélective la ñu wax Sénégal dañuy am ñoo xam dañu naan ku moom am ndey ku moom amul ndey fi nekk tey bu ñu xool tey waa parti démocratique sénégalais ministres yi fi nekkoon jamonoy Abdoulaye Wade y a plus de 200 ministres mbennum Karim Wade lañ fi tànn lañ fi gis moom la ñuy jàpp tëj gars yi tout le temps dañ koy wax gis nañ ay directeur cabinet yi nga xam dañu leen di jàpp ministres yaa ngi ci biti di yaataa yumbe kenn du leen laal am ñoo xam dañuy wax loolu neex réew maa ngi nii dafa mel daal dafa am ñu ngeen tànn daal yu ngeen genre bundu xatalaal lañu ko mën a tuddee. non mën na nekk perception mais xam nga aussi topp dafa am ay yoon xam nga dafa am ñu yoroon génn ñoom la ñuy càmbar li ñu yor. mais ku ci mel ni madame Awa Ndiaye ñëpp tout le temps dañ koy wax. xam nga cas boobu aussi. dafa am cas yu bëri yoo xam ne dafa am cas yu bëri yoo xam ne wax dëgg yàlla. c'est pas parce que dama leen défendre de mais aussi nit mënul joxe bopp ro ci làmmiñ mënoon ne juge yi ñoo fi nekk. ñoo yore yoon. ñoo ko jàng ñoo ko xam. ñoo ci war a wax ñoo ci war a àddu. ku jàdd yoon ñoo la war a teg ci yoon. tribunal àtte ne classement sans suite. ci kaw ñu bàyyi leen seen tey bakkan. non mais attends dañu leen bàyyi seen dama lay wax benn affaire xam nga baaratal. nekkul kuy politique. li ñuy reprocher presque Awa Ndiaye. mooy surfacturation. surfacturation la ñuy reprocher da nga jënd loo xam ne peut-être dañu ko loolu la ñu reproché woon baaratal. tribunal rendre ci décision boo xam ne. jàpp nañu ne loolu mooy position jurisprudence au Sénégal. moo tax ñu relaxé baaratal dañ ko ne woon. yow voie de contournement bi nga am Thiès VCN bu Thiès bi li nga ko jaayee état wu Sénégal dafa jéggi dayoo procès boobu yëg nga ko waaw lu tax nag ñu bàyyi baarataal ci surfacturation du infraction au Sénégal parce que affaire politique dafa ne woon fang ñëpp naa xam nga nag yéen da ngeen a neexul a waxal waaye nag mais tamit dafa am loo xamante ne Awa Ndiaye neexul de défendre monsieur le ministre non dama lay wax encore une fois infraction pénale dafa am faute morale ak faute de gestion am yow tey sa chemise bii. te ku ne faute moom corriger rek. non faute morale nag dañ koy corriger fi ñu ko war a corriger bu dee yow da nga def faute morale loo xam ne éthique daf ko nanguwul. dañ koy war a corriger beneen bi ma bëgg a wax mooy moom ministre la ministre man lii xaw sama sage bi fii. xaw ma ko contrat yi muy signé xaw ma ko bu dul benn montant bi ma approuvé ko du ma ko xam mais c'est ça la réalité il faut nit ñi xam rôle ministre mooy lan. rôle ministre du dem di jël ay marché di signé. Karim Wade moom nekkuloo ministre. non dama lay expliquer ba nga xam dama lay expliquer. moo tax ma ne la ci bopp nit ñi il faut ñuy leeral. parce que fii xalima xam nga xalima ku ko wax xam-xam. ku wax xalima ne waaw il faut kon ñuy leeral. pour nit ñi xam. parce que confusion boobu gars yi dañu koy entretenir. ministre ci Sénégal tey marché yi xamul lan moo ci nekk bu ñu koy def appel d'offre du xam. bu ñuy def dépouillement du xam.
bu ñuy def xam nga moom kañ lay xam bu ñu defee marché bi ba publier ba ñëpp xam ne kii moo gagné moom mu ñëw approuvé. ok et en fonction des montants am na montant yoo xam ne du ko approuvé. donc loolu aussi beneen argument la. maintenant yooyu nag bu ñu ko leeralul nit ñi naan waaw Awa Ndiaye bàyyi nañ ko parce que dafa ñëw APR. et cetera c'est pas le cas. c'est pas le cas kooku moom il faut ñu xam ko mu leer justice nag bu bàyyee nag bàyyi na parce que moom mooy téye mooy àtte. àtte na xool na càmbar na te wax naa la fii ne la même situation. am na cas bu meloon noonu position wu justice bi changé wul par rapport ak position bi nga xam ne décision boobu la ñu rendre ci yëfu Awa Ndiaye. donc vraiment jàpp naa ne loolu. justice bi def na ci liggéey bi nga xam ne waroon na ko def. waaw verdict Karim Wade justice def na lu mu ci war a def. ah jàpp naa ne aussi justice bi def na li mu war a xam nga li may wax. mooy gënuñu leen ñi àtte. ëpp ñu leen dignité. ñooñu ëppum njàng ci wàllu woowu. ñoom ay professionnel lañ. am fii doom. am fii jabar am fii yaay am fii tànta te yaakaar ne yàlla dina leen may gudd fan ñu war a jàkkaarloowaat ak sénégalais yi te suba kenn xamu ko te lu jar a sédd la kooku nag buy def dina def loo xam ne aqulaay taalaam lay nag ak conviction am donc nañu jàpp ne gënuñu leen bëgg Sénégal gënuñu leen bëgg der bu set te ay gor lañ comme ñun jàng nag loo xam ne sunu njàng ñun ñii di wax àggu fa ba pare nag ñu jël cër monopole vérité judiciaire ñu ne leen yéen a ko moom kooku nag bu waxee nga mel ni imam bi ki jàng nag di def masala man bi nga xam ne jànguma xawma lu géej gi riir man naa nekk ci ay masalaam di ko naan li nga wax dëgg la ak du dëgg ki war a wax pour man bu waxee ba pare ñu war te wax dañoo noppi suivre bu deyee seen xel sax dañu naan tey na suñu xel waaye dëgg comme ñoo ko wax kat ñoo ko jàng ñoo ko xam ñoo ko tari. mais dossier Karim Wade fu mu toll ba fii yan part de responsabilité la ci nguur gi am parce que bu ñu xool ñu bari dañ naan gars yi ay preuves yi gars yi ba léegi Sénégal yi ba léegi mënuñoo comprendre lu tax ñu tëj Karim Wade tellement que amul ay preuves yoo xam ne gars yi teg nañ ko mu doy leen. mais xam nga en tant que porte-parole du gouvernement. non xam nga xamul ñun preuve kenn du ko génn ci biti kenn du ko génn ci presse. mais pourtant ba ngeen koy tuumaal da ngeen wax lu tax ngeen tuumaal ñëpp presse bi yëg ko. non dañ koy tuumaal ci infraction yi la ñuy topp mais les faits probants kenn du ko génn ci presse di ko fa discuter ci tribunal lañ koy toog discuter ko. yow loo ci xam. bu tribunal demee ba xam mooy li ma la wax rek bu tribunal demee ba xam. ne kii kat def na jëye tel mais wax dëgg yàlla nag ñun loolu lu ñu ci mën a. ci fitna bi ngeen teg askan wi moo tax fi nekk rond-point boo tëll yaa ngi fa gis gendarme yaa ngi fa taxaw. non du question fitna. gis nga Olof Njaay dafa ne xoddeeku balaa ngay lakkale. waaw te comme ñoom chaque jour dañuy menacé. ne nangam lii dinañ ko def lii dinañ ko def boo leen deful lii dañuy taal dëkk bi Dakar nangam. te yàlla bu créé gis nga bu ñu créé état li ko tax a jóg dëgg mooy ordre ak tranquillité publique loolu moo tax état jóg sinon kon ñun ñëpp mënoon nañu yow état fayu la lim la mën a yore dëgg mooy li nga koy fay ci fiscalité mu yor sa kaaraange loolu moo tax mais du ñu toog nag prévenir mieux vaut prévenir que guérir doo toog di xaar ba yëf yi dal sa kaw nga toog naan ni bu boobaa yow yéen njëkk a critiquer ne état bi fu mu nekkoon donc prévention boobu je pense que c'est à saluer. léegi boo ñu doon jox benn note si justice sénégalaise pendant 3 ans yi ñu romb ñaata nga koy jox. sur quoi sur combien 20 ou sur 10 moi je pense que quand même on est à 7. waaw ça veut dire que y a quand même des améliorations en termes de modernisation mais en termes de spécialisation aussi des juges mais aussi en termes de d'effacement de la perception. parce que tey léegi lan nga yaakaar li may wax suma xarit yi nee naa leen dafa am ay foo xam ne fa la sénégalais commun yi di daje. boo xoolee flagrant délit la. ñi sénégalais yi gën a tumuranke tey ñu leen di xool dëkk ci banlieue bi dëkk ci société cité yu difficile yi. seen justice seen point d'entrée justice. mooy flagrant délit. ñeneen ñi mooy les travailleurs. ñu ci bëri bu ñu la licencié ak yooyu sa point d'entrée mooy tribunal travail. ñaari point d'entrée yooyu il faut justice améliorer image bi. en termes d'accueil qualité de service et puis en termes aussi de pédagogie bon foofu defe naa ne ñu ci bëri waaw am na ay améliorations yu ñu war a def. donc yooyu moom moo war a nekk 2 ans yi di yéen dese quoi. waaw kooku moom c'est des améliorations continues xam nga justice système la. dëgg la da ngay ñëw di yokk ba ñu am benn justice boo xam ne ça obéit aux standards internationaux. day ñëw comme lu ñu am si waxtu bari day ñëw si deuxième partie bi day ñëw ci wàllum économique bu ñu nee économie jamono ji ne PSE fu nekk nii sax PSE moo suul yoonu yokkute. kenn waxatu ko. PSE bi di bëri ñaan dafa bëri ay rëkk-rëkk yu si am parce que dañ naan waxtaan moo ko waroon a jiitu te aw waxtaan amu ci te lu ñu ne pendant fii ak 35 ans la.
je pense que war nañu ci mën a boole opposition dialogue boobu yow pour yow nekkuloon erreur bu ak gouvernement bi def. non pour man ni ñu ko defee baax na maintenant xam nga loolu yëpp luy gën a doon rafetal effectivement ñu toog waxtaan ak opposition ne leen PSE baa ngi nii loolu leen ci xalaat et cetera et cetera loolu ay phase la mais defe naa aussi ak waxtaan ak population ak yooyu mais il faut ñu xam aussi ñun booy dialoguer parce que da ngay am booy dialoguer pour dialogue bi efficace il faut ngeen am ay même niveau de compréhension Sénégal malheureusement boo xoolee taux d'analphabétisme dafa bëri ñi jàngul dañoo bëri ñi jàng même am na ñoo xam ne niveau jàng bi ni ñu koy balancer aussi dafay wuute ki jàng droit ki jàng économie ki jàng sociologie ak ki jàng ay anthropologie boo leen bëggee daje ñoom ñëpp ñu toog di waxtaan ci am mbir moo xam ne li ko lal lépp économie la xam nga day metti mais jàpp naa ne waxtaan am na mooy bi ñu ko waxtaanee ay doomu sénégalais ñoo ko waxtaan président moo ko imaginer jox ko ay doomu sénégalais ñu waxtaan ci ñoo xam am nañ compétence même donte plan bi sax dañ kaa jënd ji bitim réew fay ko non jënduñu ko non attention jënduñu ko c'est que aussi loolu aussi ay wax la yoo xam ne mais day dama bëgg lu leer rek groupe diisoo ay sénégalais la yi nga ay Simon Ndiaye mii ngay gis ak ñeneen ñu nekk ci ay multinationales ñoom ñoo ko constitué ak benn groupe d'experts boo xam ne ñu ngi ministère de l'économie et des finances ñooñu ñoo toog waxtaanee plan bi ci ni ko président bëggee tëral ko bi ñu paree gis nga ñun ñii di liggéey ci cabinet avocat yi am na cabinet yu bëri yoo xam ne ñii ñëw defar autoroute à péage ñii defar aéroport Blaise Diagne ñii accompagner ay multinationales dans le pétrole wala dans les mines bu ñu ñëwee xamuñu droit wu Sénégal bi ci ñun ñii la ñuy ñëw bu ñu ñëwee waxtaan ak ñun ñu defal leen due diligence yi ba pare mais ñoom ñooy signer client bi ñoom ñooy facturer client bi parce que signature internationale aussi dafa am donc signature internationale boobu pour valider un document interne dafa am solo loolu moo tax d'ailleurs signature internationale boobu li mu indi ci agrément wu PSE bi dafa am solo parce que loolu moo tax déjà communauté internationale bi am na ay signature yoo xam ne bu ñu duggee ci liggéey dañuy gën a crédibiliser liggéey bi donc jënduñu ko mais liggéey bi ay sénégalais ñoo ko def ànd ci ak cabinet boobu nga xam ne moom moo validé plan Sénégal émergent bi ñu signé ko document boobu moo ñu permettre ñu dem club de Paris pour mën a waxtaan ak bailleur de fonds. d'accord les PSE yan acte la ñu commencé poser yoo xamante ni nit ñi ñu ngi koy gis. bari na lu weesu Ila Touba bi. non li ci gën a bëri mooy d'abord vision Sénégal 1960 ba léegi est-ce que mun nga ne amoon na président bu fi ñëw ne sénégalais yi fii laa fekk réew mi fii laa leen bëgg a yóbbu. nii ak nii ak ay plan NEPAD ak ay. non NEPAD xam nga du plan au Sénégal. NEPAD moom mais moo ko fi kii wala. non xam-xam dafa jéggi woon Sénégal nangul rek. waaye xam-xam dafa jéggi woon Sénégal moom nangul ne vision moom. Sénégalais yëpp tey. à commencer par yow fi nga nekk yaa ngi naan plan Sénégal émergent. Sénégalais yëpp xam nañu vision am na mooy léegi dañu bëgg a jógee fii nekk dans une phase d'émergence horizon 2035 société de droit. état de droit et société solidaire xam nga loolu moom ñëpp xam nañ ko ñu ne fan lañ nan la ñuy jaare ñu ne bon il faut d'abord lii transformation structurelle de notre économie nan lañ koy defee il faut suñu économie bi dafa woyof ci agriculture woyof na ci mine woyof na ci tourisme woyof na ci secteur yooyu nañ jéem a xool nan lañ leen di renforcer pour ñu am doole bu ñu leen renforcer ñu am doole mun a renforcer productivité bi bu boobaa ñu mun a renforcer aussi commercialisation bi créer ay chaînes de valeur et cetera donc transformation de l'économie à partir de la productivité deuxième gouvernance maanaam yorin nit ñi xam ne bu ñu yoree alal bi d'abord ñi leen ko jox ñoo leen gën a yeyoo ci alal bi ñu war leen respecter war leen jox seen cër war leen di sóoraale ci li ñuy def beneen bi mooy inclusion sociale nga xam ne dañu bëgg croissance waaye croissance boo xam ne ku ne da nga ci gis sa bopp loolu nag wax dëgg yàlla xam nañu ne Sénégal li ci président Macky Sall commencé def lu am solo la bourse de sécurité familiale 200 000. bourse yooyu moom jarul wax ka yooyu moom yoo xamante ne matul sax 267 francs par jour ci famille bu nekk. mais xam nga démb xam nga démb nit ki nag jaay ko jàngal ko ni ñu nappee démb dama recevoir fii ay délégués de quartier ñoom ñu ngi nekk Pikine par mois 40 000 la ñuy am góor gi xam nga lan la ma wax mu ne ma gis nga seen bourse de sécurité familiale yoon ngeen def 100 000 francs yi nga xam ne moom la ñuy dugal ci famille yi. mais 100 000 par kañ la non mu ne ma man am na suma quartier am na famille yoo xam ne du ñu mën a reer wala du ñu mën a añ xam nga kon kooku bu ko xeebal jàngoro
ki ñu jox 100000 francs parce que moo gën a nekkul chaque mois la koy jot. non chaque trimestre mu ngi jot 25000. waaw donc ci année bi muy 100000 francs par an quoi. mais loolu lu am solo la xam nga am na ñoo xam ne 25000 yu bokk ndey ak baay mosuñu ko jël. bu leen xeebal loolu de sénégalais dañuy am ñu sonn. mais xam nga tamit loolu tey 5 milliards yemuma foofu 5 milliards yu tey bu ñu ko taxaw leen lu dëgër. non c'est pas 5 milliards c'est 20 milliards. 20 milliards ba tey sax dafay gën a dëgër lu ma wax sax. waaw 20 milliards yooyu mën ngeen taxaw leen lu dëgër loo xamante ne famille yooyu. lan lañ ci taxaw entreprise yu mën a taxaw non doo leen ciblé parce que bu boobaa ñi jàng attention xam nga ñu bëri xamuñu bourse de sécurité familiale bi ni ñu ko articuler pour lutter contre la pauvreté d'abord du xaalis bi rek. 25 euros mënul lutter contre la pauvreté. non mais mun na rendre le cycle de pauvreté mun nañ ko inverser. njëgu cure-dent la rek. waaw mais xam nga yow comme yow yaa ngi am ay salaire 1 million 2 millions. xam naa ne moo tax yow ñi nga xam ne dañu nekk ci ay jafe-jafe nga leen bàyyi xel. mais xam nga yemuñu foofu. c'est-à-dire que dañuy xool famille yi gën a ndóol xam nga famille yooyu booy xool seen biir famille amul ko jàng amul koo xëy jànguñu sax xamuñu nu mu demee. kooku nga jël ko nga koy jox 100000 francs par mois. déjà au moins am na benn contact buy renouveler citoyenneté parce que kooku bu feebaree mooy du dem faju ji parce que amul lu ko yóbbu mu faju ji kooku kenn du ko laaj impôt kooku joxuñu ko allocation familiale kooku nan nga ko bëgg a wane ne yow citoyen nga ci biir dëkk bi nga bokk. donc bourse bi au moins de rétablir la citoyenneté le contact entre l'État et le citoyen lambda. kooku c'est important. bu ñu la ko joxee dañ koy conditionner dañ laan d'abord sa xale yi na nga leen def état civil ñu dem inscrire état civil sa xale yi dañuy war a régulièrement di dem ci médecin bi ñuy xool. ndax feebaruñu wala yooyu moo loolu tax ñu articuler bourse de sécurité familiale bi ak prise en charge de 0 à 5 ans loolu il faut pas que ça soit dérisoire donc loolu nag boo ko defee nga am sa doom déjà famille yu pauvre yooyu war nañ ne du ñu am état civil parce que jóge fi dem fay état civil jaral na ñu jël mburu jënd ko poñse ko lekk ko seen njaboot que ñuy dem di déclarer ji état civil parce que les priorités c'est d'abord manger alors kooku nga jël ko nga def ko noonu dugal ko ci école mu jàng kooku doomam nekk en bonne santé bu màggee tuuti góorgóorlu dina tekki ji suba pour mën a au moins cycle pauvreté bi nga xam ne day am te ñooñu rek lay topp presque d'une génération à une génération dañ ko mën a briser. ci 25000 tous les 3 mois. mais c'est très bien 25000 c'est 2 sacs de riz 2 sacs de riz boo ko amee famille 4 personnes jàpp naa ne li ci des suukar ngay uti pour di def sombi baax na moo gën ki nga xam ne amu ko. wax dëgg yàlla te li lay wan ne adhésion bi c'est une adhésion qui est forte mais amul kenn ku bañ. mais nag sélection bi nan la demee. parce que gars yi naan affaire yi. mais la sélection je pense c'est une sélection d'abord c'était l'administration qui faisait la sélection. ok maintenant nag dañ ko war a yóbbu sax ci collectivités locales yi. pour que collectivités locales yi sur la base de l'appui des délégués de quartier. ñu gën a jege population yi pour que la sélection soit la plus optimale possible xam nga loolu aussi. ay changement la mais système la bu baax. nga jógee foofu jógee couverture maladie universelle. nga xam ne 80% des Sénégalais du ñu faju yi comme ni ma la ko waxee parce que soit amoo système d'assurance santé. soit liggéeyuloo. soit amuloo xaalis boo xam ne di nga mën a faji sa bopp. ñu indi couverture maladie universelle tey au moins y a ay 175 mutuelles qui sont en train de fonctionner. mutuelle bu nekk 75 boobu tey war ngeen si mën a intégrer li naan pharmacie d'approvisionnement nationale parce que bu ñuy xool tey médicaments yi moo cher Sénégal mais bu fekkee da ngeen di ticket ngeen bëgg a enlever suñu hôpitaux yi amatuñu pharmacie bu doy amatuñu benn garab ci hôpitaux yi. yow xam nga balaa ngay jënd médicament il faut nga dem gisi médecin. waaw mais médecin léegi problème mooy ticket bi njëgu ticket bi lañ leen enlever lañ leen la gars yi dindi mais médecin yi ba tey faj bi mi ngi cher. non yow xam nga béykat yi dem feebar mais da nga jënd ordonnance yow da ngay confondre couverture maladie universelle ak plan Sésame. non plan Sésame kooku suñu maam yi la boobu déjà am ngeen hôpitaux yi 600 millions yoo xamante ne mais ba léegi fay nañ ko ñun on est un gouvernement efficace kooku moom il faut nga xam ko c'est-à-dire que jéego yi ñuy def nii wax dëgg yàlla suñu ko continuer yàlla mën nañu defal sutura Sénégal fi ñu bëgg a dem ñu àgg fa jéego yi ñuy def nii waaw te affaire bi nag jéego ndànk-ndànk la waaw dañuy commencer benn ñaar ñetti ñeent et puis c'est comme ça qu'on tey ba tey ci PSE bi wàllu mbay bi daf ci am doole gis nañ président ceeb bi ak soble geeg yëpp tey voilà autosuffisance alimentaire en riz yi ngeen wax nii fi mu ne est-ce que gëm ngeen fii ak 2017 président mbay bi tam mën na antu gëm nañ ko parce que am nañu suuf si est-ce que yow yaa ngi lekk ceebu waalo bi
man léeg-léeg ma ñam ci de mais dafa commencé rare. loolu moo ma si jaaxal benn ministre rek non mais dafa commencé rare. du ko lekk de dafa commencé rare non parce que ci kii nga koy jël. ci supermarché yi dañ ko daan jënde mais léegi dafay xaw a rare bon ça veut dire que sénégalais yi. commencé nañu gëm appelu président bi pour mën a consommer local. mais pour autosuffisance bi. li ma jàpp mooy am nañ espace bi. maanaam am nañ suuf si. am nañu ñu ko mën a bay mooy am nañ expertise bi. am nañu xaalis bi. parce que on a quand même mis beaucoup d'argent ci yëf yi. am nañu ndox mi. te gars yi nañ rendement yi ñu am ci ceeb bi. rendement yi ñoo gën a baax que rendement yi am ci dëkk yi nga xam ne ñun fa la ñuy jëndee ci ceeb bi. loolu lépp bu ñu ko boolee nag ak pas-pas ak volonté politique yaakaar naa ne bu ñu nee dinañ ko am dañ naan effectivement dinañ ko am. gannaaw yàlla loolu la ñuy ñaan yàlla. yàlla nañ ci yàlla soble gi tamit gars yi ñi naan est-ce que am na ay mesures d'accompagnement tey ji bu ñu xool soble bu daan jóge Hollande dañ ko daan chercher ba mu normal mais fii dafa mel ni est-ce que am nañ matériel boo xamante ne. waaw loolu nag aussi il faut ñu xam ne déjà production bi mu ngi augmenter maintenant nag. muy même Hollande yooyu ngay wax non Hollande yooyu ngay wax. seen soble balaa muy mel noonu. am na ci phase yi mu jaar. parce que amuñu woon moyens ñi ko doon produire amuñu moyens yi. au fur et à mesure moyens yi di ñëw ci la ñuy améliorer production bi améliorer conditionnement bi améliorer circuit de commercialisation bi. mais c'est comme ça c'est. donc ñu ngi may signal def si ñoom temps bi jaar na tey ci wàllu PSE boo doon joxe note tey côté économique 3 ans yi nga jot a def. pour l'instant moom 4 ngay. non attention PSE ñu ngi ko élaborer. non wàllu économie de manière générale la. mais non normalement wàllu économie moom. très franchement. on est à entre 7 8 sur 10. non xam nga li tax ma wax la. ñun ñu ngi quitté 2011. taux de croissance 1,7. de 2002 à 2012 taux de croissance bi moyenne bi c'était 3%. yow nga ñëw 2012 indi taux de croissance 3,5%. 2013 nga indi 3,8%. 2014 nga indi 4,6 2015 nga ne 5,6. mais ça veut dire quand même malheureusement temps bee jeex waaye man chiffre yooyu man bëggoon naa tey ñu wax ma tey ku nga xam moo dëkk Caaroy Jidda kaw fële waxe naan chiffre yooyu moom nan la koy yëgee ci dundam. xam nga ni mu koy yëgee. mu ngi ko commencé yëg ci dundam mooy. ceeb bi yokkuwul sukkar bi yokkuwul diwlin bi yokkuwul gaz bi dañ koo wàññi essence bi dañ koo wàññi farine bi dañ koo wàññi et cetera et cetera. facture électricité bi ni mu koy yëgee mooy 80 millions de subventions ci facture électricité. foofu moom fa la dóor yi ëppee amuñu courant facture yi cher na. non quand même yow yaa gën a xam ne li xewoon 2012 2011. ak léegi. loolu sabotage la woon rek gars yi daan jël ay fuel yi di ko yàq. moo daan saboté waay. ñoom ñoo ko yoroon di kon ñoo doon saboté sénégalais yi kon. en tout cas monsieur le ministre vraiment kontaan nañu. léegi ban kàddu gu mujj ngay terminer. kàddu gu mujj gi daal mooy. nañu gëm ne ñu ngi góorgóorlu suñu kem kàttan pour wàccoo ak li nga xam ne askan moom la ñu sant mooy liggéey Sénégal te liggéey ko ci ngor liggéey ko ci humilité liggéey ko ci aussi détermination jëm ci kanam. te loolu nag wax dëgg yàlla communauté internationale bi en tout cas xam nañu ne Sénégal tey am na vision bu yore Sénégal am na leader bu yore Sénégal am na aussi ay matuwaay yu ñu jël yoo xam ne bu ñu teggiwul suñu tànk sénégalais yi jàpp ci dugal seen loxo paix bi ñu am ñu consolider ko stabilité politique bi ñu consolider ko wax dëgg jàpp naa ne Sénégal dina jëm ci kanam incha allah ci kàttanu yàlla. jërëjëf moom la ñuy ñaan aussi Sénégal jëm kanam mbokk yéen tamit ma leen di gërëm di leen sant mu nekk seen émission dox daje ma fi doon dalal maître Oumar Youm di ministre du gouvernement di porte-parole tamit ci gouvernement bi di leen jox yéen tam dig daje ba vendredi prochain incha allah jërë ngeen jëf.